Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir sur ce plateau du Grand Rendez-vous avec ce soir Sokhna Fall. Bonsoir Sokhna. Bonsoir. Et Mamoudou Sitinkara. Bonsoir Mamoudou. Bonsoir. Nous allons recevoir tout à l'heure en deuxième partie le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Mary Teuw Niane, ainsi que le groupe de rap Cook and Fook. Mais en attendant, nous allons accueillir quelqu'un qui est auteur d'un ouvrage non encore publié intitulé L'héritage académique et philosophique de nos aïeux, dont il vient nous parler ce soir. Je vous prie d'accueillir Monsieur Cheikh Al-Hassan Sagna. Ingénieur électromécanicien et créateur de génie, il vit actuellement à Strasbourg en France. Il y a 4 ans, à l'âge de 48 ans, il avait fabriqué à Thiès une voiture de course ultra performante avec du matériel de récupération. Il a démarré la construction d'un petit avion, rien que ça. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir M. Bayla Ndiaye. Bonsoir tout le monde. Assalamu alaikum, imam ñu ngi lay nuyu. Waaleykum salaam wa rahmatulah. Alhamdulilah. Donc comme ni ñu ko waxee sànq yow da nga doon liggéey si benn fànn woo xam ne mooy lu jëm si suñu maam yi li nga xam ne moom lañ fi bàyyi woon. Sur le plan ay xalaat. sur le plan seen philosophie ak seen gis-gis. muy loo xam ne xëy na léegi dafa tumuranke ñu bëri nañ ko xaw a sàggane. loo ñu si mën a indi comme leeral un peu. Aouzu billahi mina shaytani rajim, bismillahi rahmani rahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina wa mawlana muhammadin wa sallim tasliman. kon ñu ngi lay nuyu ci invitation bi di nuyu ñi ci plateau bi yëpp nuyu waa ñi seetaan yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw ñu ko suñu maam yi daan nuyoo rek ña ca géej ga ca jéeri ja ca àll ba ca kër ga loolu aussi am na point bu mag bu ci nekk bu am importance surtout ci àll bi kon li ñu ciy gëstu rek mooy ñun ñëpp jamono bi yëpp a ngi koy jooy ba njaboot bi sax ñu ngi koy jooy te ana li fi maam yi bàyyi woon woykat yaa ngi koy woy fi mu nekk nii ci la ñuy gëstu nag xam ne ndekete ñun suñu maam yi léegi la nga dégg ku naan ndax est-ce que maam yi mënoon nañ yore réew te ñu yore réew ba ñu judd ci kon yore woon nañ ko dëgg la voilà kon xalaat yu ñu amoon ak xel yu ñu amoon te lii xew tey kenn xalaatu ko woon démb ba benn kenn ci mag yi mu ngi wax ne njàng ak xam dafa ute jamono bi ñu toll nii jàng nañu adduna bi yëpp mais lii am tey kenn xamul li mu doon ci côté bu ne ci njaboot bi ci biir kër yi ci biir néeg yi ci biir sëy yi ci biir société bi yëpp kon la waral loolu mooy li ñu amoon dañ ko bàyyi bi ma gëstoo nag ma gis ne suñu maam yi ñoom lépp lu ñuy jàngi daanaka fii lañ ko bàyyi ci côté bu bëree bëri bëri li ma ciy gëstu nag ci wàllu étymologie la ak linguistique ndax baat boo gis rek dafa am chaque mot a chance conventionnelle et linguistique léegi nag ñun njaw yi conventionnellement lañ xam mais linguistique bi toppatootuñu ko dëgg la te fan la njëriñ bi nekk li ma ci gëstu nag maa ngi ko tuddee turaasu ajdadina al académia wal falsafiya wa diina siyama al islamu wal hikmatu wal haqiqa, c'est-à-dire l'héritage académique et philosophique de nos aïeux avec la religion, comment ils correspondent avec la religion, surtout islam ak logique ak science. The academical and philosophical heritage of our forefathers with religion, especially Islam and logic and science. yooyu yëpp ñu lim noonu ci wàllu olof mooy suñu maam yi ndono bi nga xam ne moom la ñu war a doon ci suñu maam yi ndax mag yi Sénégal mos naa dégg benn at ñu ne dañu am problème philosophie ci école yi te pourtant sénégalais buy dox rek philosophe la waaw way xam nga ko xamuloo ko ndax suñu maam yi seen wax yëpp philosophe la li ñu naan wolof Njaay nee na lu ne philosophie man moo ko mën a passé bu tubaab bi lañ jël rek te mag yi de ci philosophie boobu nee nañ ñoom nit mënut a doon sa baay bugg a doon baayu jàmbur wala nga doon sama bugg a doon maamu jàmbur. léegi concrètement yow si fànnu linguistique yow science duggagoo si bu baax si wàllu science wala linguistique rek nga jot a gëstu fu mu toll nii. waaw ci làkk bi gis naa ci ne ay académicien lañ philosophe lañ philologue lañ pédagogue lañ même ay scientifique lañ. loolu yëpp gëstu naa ko ci biir. ci ma joxe exemple rek bu gàtt ci wàllu académie bi tey Sénégal jàng nañ fu ne. mais c'est dommage lépp lu ñu ñëw ci suñu réew mi rek ni ko ñëw ñu defari indi ko rek noonu lañ koy tudde te pourtant adduna bi dépassé nañ foofu
voilà télévision la ñuy wax caméra la ñuy wax bic la ñuy wax te ne sax boobu amoon na fi xalima boobu bi l'islam ñëwee am nañ ko fi ok xalima baatu arab yi. moom lay wax man ne bu islam ñëwee ci lañ ko am di wax xalima ndax ci maam yi nag man fi may waxee mooy balaa benn njàng di ñëw ci suñu réew mi kon suñ ko bëggee dégg ñun xale yi ci suñu maamaat yi lay wax boobu. waaw xam nañ waaw mu gën a leer. ok ci wàllu académie Chine waaye suñ defaree benn objet indi ko France ak académiciens yu mag yaa ngi fa dañ ko utal tur ci français américains yi soo demee noonu Angleterre Russie noonu fii def ko waroon a am te bi maam yi di dund boobu njàng amul l'islam moo fi jiitu indi arab te boobu nekkul nga gis ne ci bi may joxe. donc maam yi yow li nga bëgg a wax mooy que maam yi daaw ñu bind. mënuñu ko amul boobu njàng ñëwul njàng egsiwul. parce que gis naa ñu wax leneen ñoo xam ne génn nañu def nañ ci ay téere yu bëri wax ne amoon na bind bi fi nekkoon ci tangu maam yi. non njàng yi ñuy jàng tey. boobu amul woon boobu islam egsiwul Sénégal mais làkk bi moo fi nekkoon làkk boobu ñuy làkk nag message la so yàlla subhanahu wa taala bi mu bëggee ñu xam ko dafa indi làkk dafa indi lettre mooy alquran jox ko prophète Mohammed kon la mu wax ci lañ mën a déglu ba xam kan mooy suñu borom kon ñun suñu maam suñu leen bëggee xam dañuy déglu seen wax boobu nag moo ñu réer tey foofu lay waxee nga gis ne ci académie boobu may wax bi islam di door a egg si exemple 5 piliers la shahadatu an la ilaha illa allah anna muhammad rasulullah iqami salat ita'i zakat sawmi ramadan hajj léegi nag ñu war a xool nag ki war a pratiquer l'islam naka lañ koy tuddee ñu jël mënoon nañ tuddee ku war a pratiquer islam seede it oor it aj it asaka it waaw ñu tuddee ko julli it nga xool te boobu l'islam a ngi door a existe lañ la nit mun a wax julli it boobu prophète Muhammad ñëw indi ay hadisam ay textes yu bari teg baynal muslimi wal kaafir as-salaat diggante jullit ak yéefar julli la al ahdu allazi baynana wa baynahum tarku salaat suñu diggante ak yéefar yi bàyyi julli la awalu ma yudau fi mizan al abdi yawm al qiyama as-salaat li ñuy njëkk a teg ci balance yawm al qiyama julli la maam yi tuddee la julli it kon loolu ku ko dégg te xam ko te doon jullit waruloo sàgganee julli ndax académiquement won nañ la ne baat boobu mooy li gën a fort ci pilier islamique te prophète Muhammad loolu la woon ci wàllu académie te dafay door a ñëw fi mu ne nii nag tey jàng te boobu njàng tubaab yëg siwul njàng tubaab bu islam bi moo ko fi njiitu tey nag jàng nañu adduna bi yëpp amul benn làkk ci adduna bu nit di làkk te Sénégal amul ku ko mun amul bariwul mais tey académie boobu moom la ñu war a jéem lan la ñuy def nag mooy il faut ñu dellu ci suñu làkk bi xam ko ma indi la ci exemple ci wàllu science boobu damay dem ci wàllu gastronomie ci wàllu lekk la tey problème lañ am diabète baa ngi fi tension yaa ngi fi feebar yu bari cataracte yooyu xam ne yàggul man mii xale sax yàgguma ko dégg mën nañu wax ne amu fi woon ok suñu maam yi soo demee ci docteur daf lay wax ne na lekk bi oyof na sori wante limal la lu bari prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam indi ne su fekkee ne yaa ngi lekk defal sa biir ñetti xaaj bii ndox bii ngelaw bii nga am fooy nokke benn philosophe anglais ne eat to live but do not live to eat lekkal pour naan mais bu di dund rek pour lekk lekkal pour dund mais bu dund ngir lekk alors yooyu yëpp suñu ko déggee dañuy kontaan de xam-xam la te dafa logique mun nañ ko dégg nga ñëw ci suñu maam yi nag nga xam ne njàng ñëwagul tey suñ la laajee tey ban aliment la ñuy utiliser Sénégal boo xam ne fii lañ koy béyee jéggaandi wuñ ko ban ngay wax dugub xëy na dugub voilà dugub boobu si wàllu étymologie bu ñuy jàng ku la laaj lan mooy dugub ci olof looy wax mooy 1000 français la nu ma koy firee si wolof waaw dugub de dugub rek conventionnellement mooy li ñuy def cere laax linguistique am na yeneen tur nag dugub am na non yooyu soo indee détails yi ay bas yi ay suuna mi ngi noonu ay suuna linguistique bi nag lañ soxla foofu linguistique bi dugub mosuloo bay dugub non mosuma bay dugub épi de mil moom la ñu ooyee gub épi bi récolte bi moom la ñu ooyee góob bi ñuy béyee bu guddi moom la ñu ooyee góob ñu niiroo dugub boobu bi ñu koy récolter dañuy ànd ak xale yi ñuy dagg xale yi di wax ni dégg yëkkatil gub bi daggal gub bi indil gub bi ñu ñëwee ba indi ko ci kër gi nag entre parenthèse balaa ñuy dugg ci gastronomie moo la lay woon lan mooy ne xamatuñu li ñuy wax bi ñu indee dugub ba ci kër gi ba bojj ko ba def ko ci ay saaku xale yi bëgg a continuer di ko ooyee gub
mag yi ne leen dugub négation du moom léegi pepp la xam nga soo demee ci grammaire baat bi su guddee mun nañ ko wàññi su mais pepp xam nga pepp bëri na façon waaw pepp mooy céréale xam nga wax nga ne tur yi bëri nañ mais yooyu dugub la mais nga am na distingué nag bii mooy bii mooy bële bu ci ne dafa am épi yooyu ngay lim yëpp am na épi mais sañu koy bojj mu doon pepp voilà léegi nag ñu dindi pepp bi comme dafa diis ñu indil la dugub du moom léegi nag nga ñëw nag ci gastronomie bi comme dégg nañ li yonent bi wax dégg lu tubaab wax dégg itam li alquran wax na ci kulu washrabu wala tusrif yàlla nee na lekk leen naan te bu leen yàq suñu maam yi su fekkee dugub boobu togg nañ ko ba mu ñor defal la ko ci yekkal la ko loolu ci biir bool bi ci olof naka lañ koy tuddee liñ la toggal waaw liñ yekk ci bool bi ba pare ça dépend li nga togg bu dee cere la mu doon cere bu dee laax général am na tur général boo xam ne dañ lay wane bul tuur nangam bi bul yàq nangam bi ak lu mu mun a doon nag su dee soos la cere la laax la loolu naka la tudd lii moo ñu won ne ñun vraiment suñu bés af dañu am lépp ba pare bugg a ñàkk lépp ñam la ñam xoolal sa maam boobu sol sagar amul dàll mu indi baatul ñam suñu maam yi nag solu ñun ay sagar de ak ay dàll fi may wax suñu maam yi maamaat yi da nga daan gis kër gi benn malaan moo fay am waaw way fa yàgg loolu ba ñuy làkk olof kañ la historien ñoom moom loolu wolof yàgg na dafa yàgg ñëw ñu koy dara amul dal sax da nga daan dégg kër gi benn paire moo fay am kuy génn jël su ñëwee teg keneen jël loolu est-ce que du jege guerre bi période du guerre bi ngay wax nii loolu yàggul avant loolu sax mun na ko passé waaw guerre bi rek moo amoon loolu de mais suñu avant guerre gi sax mun na ko passé ay Kanka Moussa yi nga xam ne ay xaj yi sax dañ daan takk seen woo ma ne avant guerre sax loolu mun na dem ba foofu nga xool nag ñam imaginel waxu ñam ak mos nag dafa ute mos mun nga def nii rek mos mais ñam nga tiim lekk bi xam ne lii dañ ko ñu ne la ñam la ñamal soo ñamee li prophète waxoon nga am ko li philosophe bi waxoon nga am ko li docteur scientifique bi waxoon ne na oyof na soriwante limal la ko dañ koy am ci ñam doo am problème ñam waaye doo lekk ñam bi da ngay def ba sa biir yem rek prophète Muhammad def ne woon ñun ay jaam lañ duñu lekk te xiifuñ te suñuy lekk yi duñu lekk ba suur ba dégg nga loolu yëpp ci gàmmukat yi conférence kat yi saa soñe ma gi ne lañu ba pare dañ lay accompagner soo loo tiimati rek ñami mango ñami papayo ñami orange ñami xam naa loolu war nañ ko jàngal soxna parce que moom du ñam moom day lekk c'est ça moom lekkam dafa ku yem ci ñam ku yëg ci ñam doo am problème jërëjëf su ma déggee ci say wax bu baax daanaka ñun génération bi bokk wala ñi ñu ko bokkal dañu jéggaani li nga xamante ne moom la ñu am te mu nekk li gën dem di jël yëfu jàmbur daanaka plusieurs fois ci émission bi invité nañu ay nit ci wàllu domaine bu nekk ñu wax lu nduroog li nga wax may wax ni ku nekk ci fu nga nekk mun nga fa bàyyi sa waa ba mu changé parce que tout le temps dañuy ñëw di jaar ci émission yi ku nekk di ko dénoncer parce que c'est vrai wax nañu itamit sooy dox ba xamoo fi nga jëm da nga war a dellu fi nga jóge mais yan jéego ngeen di def yéen parce que c'est bien beau la méthode du point de vue de l'organisation yan jéego ngeen siy dox pour que quand même que ça change parce que depuis le temps qu'on en parle tout le temps suñuy référence ailleurs lañ koy wutee suñuy modèle ailleurs yan jéego ngeen di dox noonu pour que déjà même pour ñu mun ko dugal ci salle de classe yi ñu mun ko dugal ci programme télé yi parce que fi ñu toll nii loolu mooy dafa éducation télé yi internet école ba mbedd ba nan ngeen di organiser wu par rapport à ça voilà kon li ñu organiser wu rek man fi mu ne ni dëkkuma fi saa yu ma fi ñëwee damay occasion comme ni nga ko waxee ci télévision yi su dee livre aussi ñu ngi siy jéem mais pareegul man ci village yi laa toog ab kaw laa toog ci village yi fa laa toog léegi lii ñuy def nii ñun ñëpp ci war a bokk amul borom ndax man sama maam moomu ko ñun ñëpp a ko bokk ni ma ko gëstoo ci olof noonu laa ko gëstoo ci séeréer ak ci soose yu bari laa ci def ko defee nag ci télévision yi lii par exemple ni ñu toog ni yow dégg nga baatu ñam boobu man moomuma ko uppalewuma la ci soo demee yow itam da nga war a futteeku xam ne lii nga moom làkk français bu ne anglais bu ne arabe bu ne baax na ñu suñu bos dara gënu ko
ñun ñoo ko moom làkk yëpp neex na mais suñu bos dafa neex ba pare saf dafa saf lool imaginel pédagogie bu toll ni prophète lim lale gali lim lale mu ñëw ne la ñam imam sànq yaa ngi koy wax ku mu nekk ci wàllu bu nekk domaine science domaine médecine outils yi ñu jox ñun nommé wuñ ko ci suñuy langue ci yeneen langue lañ ñu ko jàngalee ci yeneen langue lañ ko dugalee ci ñun déjà wàllum linguistique bi yaa ngi koy wax déjà il faut que ñu trouver ñu créer benn cadre bu rendre possible li ngay wax ni voilà tey yow yaa ngi Dakar man kaw la jox naa la exemple tey futteekul gannaaw tey jii nga dem ci gars yi borom xaalis yi ñu yore affaire yi ci biir Dakar ñu jéem ñu dajaloo étudiant la étudiante nga ñeneen ñaa ngi toog ñu jéem ko dëgg la parce que ñun recevoir woon nañ fi ndem si yàlla professeur Ousseynou Ndiaye yàlla na ko yàlla yërëm moom defoon na si liggéey yu am solo yu génne woon na étymologie wolof yoo xam ne ay baat yoo xam ne ñun jéggaane wuñ ko si ay domaines yu précis comme ay cellules wax ne cellule ni ñu koy waxee si wolof table nañ koy wax ba pare tous les dérivés yoo xam ne mën na génn si cellule mitochondrie yëpp am tout même ba cancer sax Google en wolof Google en wolof créé woon nañ ko fi personne ne l'utilise kenn utilisé yow gisoon nga Google bi ñaata nga ci dugal am na lu ma ci gisoon de ñaata nga ci dugalagum ci sa làkk yow ci sama làkk dugal naa ci yu bari de yu nga xamante ne gëstu nga ci sa làkk bi dugal ko ci Google benn ñi xam ne lii olof la boo xam ne ñoo ko moom mu réeroon ñu gis ko ñaata moo nga ci am loolu laa lay wax en fait man ak ñi ma àndal tàggatuñu ci loolu dañ koy jéem il faut que ñu jéem ko gisal moo jox la exemple làkk bi ñuy làkk nii tubaab bi dañuy wax ne the communication is the key of understanding sallallahu alayhi wa sallam yàlla ne wa ma arsalna min rasul illa bi lisaani qawmi amul benn yonent bu ñëw lu dul làmmiñ bi nga namp moom ngay transmettre yàlla wax ci alquran ne allazina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana ulaika alladina hadahum allah wa ulaika hum ulul albab ñi nga xam ne dañuy déglu wax jël la ca gën ñii ñooy ñi am xel te ñii la yàlla jubal nga ñëw ci suñu maam yi seen étymologie bu riche bi ku la laajoon tey lan mooy làmmiñ yow ci olof looy wax duma ko mun tontu laa bëgg ñu futteeku ñun xale yi ñoo ko moom parce que kenn jàngalu ma ko en fait man jànguma ko awma de même tubaab bi may wax anglais bi dew ma école autodidacte la alxuraan laa jàng dañuy futteeku soo demee Chine tey da ngay gis soo demee ci suñu village yi benn ñaar ñetti village nga fekk fa asiatique américain européen jóge ci gratte-ciel jàng université ba jeexal dugg ci néegu ñax di lekk cere yooyu di comme matt ak mutu yi am na ñoo xam ne fii Dakar ku leen affecté ci région sa jarana ñu démissionné lan ñoo moom suñu bos làmmiñ seen njaay làmmiñ ku la ko laaj ci olof lay wax làmmiñ mooy conventionnellement mooy li ci biir gémmiñ waaw làmmiñ mooy langue tamit mooy langue bu ñuy làkk ni voilà mais parce que làkk en fait mooy mu ngi tekki langue étrangère parler une langue étrangère mooy làkk voilà mais làmmiñ moom mooy langue ci wolof linguistiquement nag gën a pur gën a xóot gën a neex gën a leer ba làkk yi ma dégg yëpp du arabe du français du anglais gisuma bu indi lu mel noonu làmmiñ mag yi dañuy wax ci seen philosophie nit dafa lëndëm waaye ku wax feeñ am déet dëgg la alors tubaab bi dégg nga li mu wax the communication is the key of understanding mooy caabi bi voilà nga xool nag soo jëmbatee garab mango lu mu mun a doon di ko roose di ci sonn lan nga ci soxla mu meññ voilà mag yi nee na nit dafa leen dem waaye ku wax feeñ xol bi mooy naka organe bi gën a am solo ci doomi aadama ñëpp d'accord nañ science d'accord na prophète d'accord na ñëpp d'accord na alquran indi na ko léegi xol bi day liggéey xel bi liggéey mais li meññ ci yow la meññ ci yow dégg nga olof la meññ ci nit ki ñi koy ñiy wax lii mënuñu bind amuñu livre man lii daf ma yéem ah waaye mais est-ce que mënuñu woon bind gars yi amoon nañ ay xam-xam non mais fi ngay wax dafa sori fii Sénégal Afrique yow daa gis yow jàng kay parce que am na xam naa dinañ ko recevoir peut-être si fan yi am na benn livre boo xam ne ouvrage collectif bu ñoom kii defoon Jacques Habib Sy boo xam ne moom moo ko dirigé woon sur ay
yu jëm si noonu suñu bind yi ñu fi bàyyi woon ba nga xam ne yu bëri dafa réer. parce que yooyu sax yàggul man mii woon naa Tunkara benn suñu dëkk am na koo xam ne bind na bind séeréer alphabet séeréer du français du anglais mais yooyu may wax ne dafa xam nga olof bi dafa jiitu loolu. waaw yooyu yàgg na. li may wax man làkk bi may wax ba ñu nit ñi di toggee war a fabriquer lii génn ci gémmiñ naka la xool ko ba gis ko. léegi dañ ko fabriquer tur. loolu fan la. ñaata siècle la loolu. day millénaire ke nga wax. même sax am na ñu ne waxu égyptiens yi boo koy jël yu si bëri ay baati wolof la. c'est ça Cheikh Anta nee na ethnie yu bëri Égypte lañ jóg. mais Médoune Téru mooy hiéroglyphe égyptien ancien ñu ne Médoune Téru. am na ñu ne mooy Mindu ña cëru. Mindu ña cëru. la langue des initiés. soo demee ci alxuraan l'écriture des initiés. soo demee ci alxuraan da ngay fekk séeréer yu wër këng ci biir. ak olof yu wër këng ci biir. am na ñaari baat yoo xam ne si alxuraan ñoom bu ñu koy wër. nee nañu wër nañu étymologie bi parce que alxuraan dafa bëri ay baat yoo xam ne yéen si grec lay jóge mais am na si ñaar yoo xam ne xamuñu fu mu jóge ñoom nee nañu gëstu nañ ko muy jaan baatu jaan ak baatu malayka. gis nga waaw xam nga jaan moom fii la malayka moom mooy malay kaw. voilà malay kaw mooy. nga xool loolu mooy malayka kon loolu dafa yàgg. moom rus nañu ko xaw ma ndax ànd na seen dëkk. waa Assane Sagne man. waa sama mbokk yi ñoom baatoo yi waa Medina Sangako ñu foog ma ziar leen maanaam gëstu bi ngay def tey ba léegi moolaguñ ko mu doon loo xam ni nit ñi mën nañ ci jot jëriñu si bon loolu lu maanaam parce que pour man débat wu làkk ak débat wu làmmiñ waruta am ci yoon su amee rek c'est que ñun dañu tegoogul ci yoon bi parce que ay nit waruñu demee leneen lu dul ñoom mën a déggoo te li tax ñuy déggoo mooy ñuy déggante li tax ñuy déggante mooy suñu làkk suñu làmmiñ kon bu ñu bàyyee suñu làmmiñ tegee ko ne le ba léegi di maanaam défendre suñu bopp naan suñu làkk am na lii suñu làmmiñ am na lii loolu dafa wane ni que ñun dañ tardé suñu tardement du rek ay ñun defaruñu avion defaruñu autorail defaruñu gaal yu méngoog jamono loolu rek du suñu tardement bokk na si ñun moomaguñu suñu bopp si lu mel ni suñuy làkk suñuy làmmeñ yi ñun moomaguñu suñu bopp loolu mu nekk njaaxum boo xam ne war nañ ko gaaw lijjanti ziaraale sama mbokku académique wolof ñoom Abdou Khader ak ñoom Cheikh Lo vraiment ñoom Djibi Sey ñoom Fallou Cissé surtout maam ñooñu vraiment gëm ne que suñu làkk yi lépp a ngi si te dañ ko war a doxal man jàpp ma ni benn làkk si àdduna néew na doole wala pauvre na làkk yëpp dañu am ay haute portée philosophique scientifique linguistique lépp loo bëgg parce que suñu borom moom mooy créer moom moo ñu jox xéewalu làkk yàlla daf ko leeral ne que bokk na si kéemaanu yàlla nit ñi wute si wàllum der ak wute it si wàllum làkk kon làkk yëpp am nañ maanaam daal riche nañ assez pour mën a dem léegi est-ce que nag nit ñi gëm nañ seen bopp tal nañ seen bopp ba mën a jël ñoom li ñu moom jëfandikoo ko ngir dem pour man loolu mooy débat bi mais pas que olof riche na séeréer riche na pulaar riche na làkk yëpp riche nañ loolu amul benn werante mais lu tax ñun richesse boobu tey ñun amuñu fulaak fayda wu jëriñoo ko voilà man foofu lay waxee fi mu ne nii man li may wax maam yi fi nekkoon fi Sénégal gis loo problème yi am ci dëkk bi tey xam nga njàng ak xam dafa uti jàng nañ adduna bi yëpp waaye xamadi baa ngi fi fees del li fi maam yi nekk njàng amul nit ñi dañ xamoon mais soo defee erreur ñu la yow yaa xamadi li ñu jàng nii xoolal tey soo demee ci jigéen suñu la laajee lan mooy jigéen pour li ñu bugg mooy ñu yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa mandu salawatullahi wa salaam bi mu ñëwee dafa wax ne innama bu'istu li utammima makarim al axlaq man yàlla daf ma yónni pour ma mottali jikko yu rafet kon daf ñuy won ne jikko bu rafet mu ngi fi woon mais ñun suñu maam yi jikko bu rafet lañ amoon yar bu mot sëkk fulla fayda jom ngor lu ne mu ngi fi woon kersa lépp loolu sa jigéen sénégalais tey dañuy wax dañu war a gëm suñu bopp
mais am na juróom-ñaari yooyu yëf yoo xam ne soo ko amul dem gëmi sa bopp da ngay tardé jiitu da nga war a xamagum sa bopp benn nga bëgg sa bopp yërëm sa bopp fonk sa bopp ormal sa bopp màggal sa bopp ba pare nag tal tey taluñu suñu bopp keneen la ñu taluñu suñu yëfu jàmbur la ñu taluñu suñu réew mi réewu jàmbur la ñu tal mais loolu dama jàpp ni que ñun dafa normal xam nga lu tax mu normal parce que tubaab yi dañu ñëw noot ñu diggante 1816 ba 1960 téeméeri at ak ñeent fukk ak ñeent te nooteel boobu ñu woowee colonisation ñaari mbir moo ko taxoon a jóg benn mooy exploiter ay richesses beneen mooy domination culturelle maanaam jël sa alal ba pare jox la foqati yow sa cosaan ak sa aada jox la ñoom seen cosaan ak aada te cosaan ak aada bi si jiitu làkk la léegi ñun ñii tey li nga wax dafa am solo mooy ñun taluñu suñu bopp lu tax taluñu suñu bopp parce que ñun ba léegi dafa am loo xam ne defaguñ ko mooy tubaab yi nooteel bi ñu nootoon ñun dañ ko war a càmbar li tubaab yi di wax auditer ñun dañu war a auditer colonisation li tubaab yi ñëw nañ fi noot ñu téeméeri at ak ñeent fukk ak ñeent léegi ñoom lan lañ fi indi lu baax ñu téye lan moo si baaxul ñu dagg sànni lan moo matul ñu dem indi ko mottali ko mais ñun ba léegi audité wuñu colonisation ñun tubaab yi li ñu fi tegoon ñun si lañ ñëw ne nongu président Macky Sall fii mu dëkk gouverneur tubaab yi doon noot yi ñu doon noot moom foofu la dëkkoon building bu gouvernement bi nekk building boobu la gouvernement AOF ne woon tey ñun tubaab yi làkk bi ñu fi indi woon ba léegi làkk boobu moo fi nekk xaalis bi ñu fi indi woon ba léegi xaalis boobu moom moo fi nekk maanaam même boo xoolee suñu tabax yi sax tey réew mi buñ la laajee yow yaa ngi noonu laaj léegi Aliou Ndiaye mais buñ la laajee ban quartier si réew mi moo fi ëpp ay jumtukaay lan ngay wax quartier waaw dëkkuwaay plateau fii la présidence nekk buildingu gouvernement bi primature ñaari hôpitaux yi gën a mag état-major de l'armée ministère de l'économie place de l'indépendance fii la ministère des affaires étrangères hôtel de police te yi ma lim yëpp tubaab yi leen fi defoon ñun defuñu si benn donc ñun talaguñu suñu bopp si nii tubaab yi naam li ñu fi indi woon du ñàkk am na lu si baax loolu war nañ ko téye lu baax moom alalu nit ku baax la rek foo ko fekk da nga koy jël misaal bi may mujjee si loolu mooy Vietnam ñoom dañoo régler affaire colonisation xam lu ñu def ñun li ñuy kaas yi naan ay patrimoine culturel building yi fi tubaab yi bàyyi woon ñoom yooyu newuñu see dañu ñëw raser building yëpp ne lii yëfu nooteel la ñuy wane tabaxaat réew mu bees ba pare nag jël colonisation yóbbu ko musée defal benn musée boo xam ni colonisation bi yëpp boo buggee xam colonisation fa ngay dem te buñ fa demee ñoom dañuy jooy ndax ñii dañu nootoon mais ñun tey dañu bég si tubaab yi li ñu defoon tubaab yi li ñu fi bàyyi seen làkk seen alal vraiment Assane Sagna li ngay def nii pour man am na solo mais dafa jot nag ñun tal boobu ngay wax ñu tàmmalee ko fu ne tàmmalee ko ànd naa ak yow ñoom soxna ñëpp soxna dañu war a tal suñu làkk dañu war a tal suñu bopp sol suñu ay yëre maam gis nga lii ñoom alsan osé ñoo ko ñaw yaa ngi dégg ñu dem ba am benn gis-gis boo xam ni kenn ku nekk si ñun fi mu nekk ak li muy liggéey yaa xam yow gouvernement ngay liggéey yow yaa xam yow da ngay présenter émission yow yaa xam da ngay liggéey sa barabu liggéey mais maanaam ñu dellu si waat si suñu bopp te tant que loolu amul moom duñu mën dem fenn. te gisuloo même ci ñun foog nañ ne suñu culture maam lu ñu jël culture su la laajee culture Sénégal lan la fi ñu yóbbu dafa garaaw loolu te soo demee ci dictionnaire bi foog naa lu moo culture culte moo ci jiitu. waaw culte boobu lan la. jaamu mooy li ñuy jaamu. mais da ngay dem ci dictionnaire bi ñu lay fa ñu def foba te presque ci jeexital bala ñu def nag powu occidentaux yi loolu lañ fa bind li ma koy xool ci dictionnaire. C'est normal parce que ñoom ñoo ko defar. culture moom mujjee woon nañ la ne jàng la xam-xam la jaamu yàlla la sport la lu ne te yow yëpp am na njëriñ. mais tey ñun xoolal ñun xale yi li ñu yenu tey foo ak caaxaan. woy fecc. mais mooy li soxna wax si loolu la ñuy yar. ñun kenn yaruñu si xam suñu làkk. kenn yar au contraire ñun fii tey yow balaa ngay kontaan ñoom soxna yi sa doom ne la maman nga kontaan
léegi bu làkkee wolof sax nga ne ko bu làkk la nga pes ko. am na ñoo xam ne seen doom duñu nangu ñu mu làkk seen làkk si seen. voilà li ma la bëggal est-ce que jotul ñun ñëpp ñu jéem a manko ba def ni waa Vietnam def loolu laa bëgg a xam. amee war na commencer nag sa téere bi génn. voilà foofu laa bëggoon na daanele yow fu mu toll nii est-ce que am na appel booy lancé wala koo xam ne dinañ mën a fexe jàppale la pour téere bi. waaw man comme li ma la ko ci village bi laa ne. dara bariwul foofu dara yombul. maa ngi jéem nag ndax jéem naa ba gis nga li ma la yónnee woon pour woon la lu sew sewaan yi ñu nekk tuuti rek. mais man dem naa ba foofu Aliou Ndiaye. mais vraiment ñoom jàmbaar lañ. vraiment dem naa ba foofu. macha allah daara waa kër yi foofu yëpp maa leen di ziar. daara laa yore foofu daara bi internat la. kenn du fay kenn du yelwa te soo demee comme maa ngi doon wax jigéen léegi xam nga culture boobu suñu maam yi ñun foog nañ ni woy ak fecc ak yi moom lañ gëm ne moom maam yi bëgg nañ ko bugguñu ko. dañ ko bañ pour nga xam loolu nooy def. da ngay dem ci seen lakk. étymologiquement ku la laaj lan mooy woy. mooy la. bugguloo ko sa kër kii bugg ko ci këram kenn bugg ko ci néegam. woy foog woy mooy lu dem mooy mais woy. mooy wooyi linguistiquement moom mooy wooyi dama lay jox argument nag man su ma la waxee dama lay jox argument. luy sa argument. ban woykatu Sénégal nga fi gis mu woy ba waxul ne woyaa yooyu woy sama ndey woy baay booy kan la. kan la woy ah dañ koy wax de. ñoom ñëpp wax nañ ko. kan moo ko bëgg ci këram. kenn. waxul waa jigéen loo si wax nga ni. jigéen maam yi ne la mooy jigéen. jigéen waaw jigéen. waaw lan nga doon wax ban alxuraan dafa am séeréer ak wolof yu wér lan la. waaw alxuraan am na ci séeréer am na ci wolof soo demee ci histoire Moussa xam nga ci pharaon yi. par exemple bi ñuy wax problème mu njëbeetkat yooyu. ñëwoon gars yi indi ay buum ñi indi ay bant def ko muy ay jaan. Moussa indi yetam bi teg ko. mu wër langue bi won yëpp. voilà bi mu ko wonnee nag séeréer bi ni xam nga jaan ci séeréer mooy fangool. fangool waaw mooy pangool ke quoi. waaw fangool voilà fangool kon maam suñu maam bi ne nag kon yi gars yi doon def yëpp caaxaan la waaye fangoolu fa ne bu fangool mooy bu wóor bi. mooy bu Moussa bi. fangoolu fa ne mooy bu wér bi. yàlla yëpp ay njëbeer la woon waaye dëgg-dëgg mbir mi mooy bu Moussa waaw. alors jigéen mooy jigéen gisal nag man li ma gën a yéem suñu maam yi ay pédagogue lañ soo demee ba jigéen bi nga gis ne su gëmee ne moo fi gën te ñu ngi leen di nax ci façon bu ne ci suñu yori sa colin lekk baa ngi ni am problème col bi am problème wér-gu-yaram bi am problème te dara maam yi xamuñ woon yooyu yëpp dañ amuñ woon problème imaginel dafa mel ni dégguñ sax li ñuy làkk ci tubaab nga jël kawar boo xam ne xamuloo ci kan la jóge ndax ci bàmmeel la jóge ndax ci ku sida la jóge ñu ñëw ne la c'est naturel te yow nga am naturel sa bopp ana làkk bi ana xam-xam bi cheveux naturel comment naturel sa bos mooy naturel dëgg vraiment ñu ngi lay gërëm vraiment. il faut ñu dem ci làkk bi di la encourager di ñaan vraiment nga gën si gëstu ni ci jàppale la. ba nga mën a génne livre bi incha allah. gis nga jigéen boobu temps bi dem na mais soo demee ba am doom. su demee ba am doom. naka lañ koy ooyee. jigéen bi am doom ñu ngi ko ooyee naka. yaay wasin bees mooy yaay rek. yaay waaw yaay. nga gis nag. Prophète Muhammad benn waaye ñëw ne ko sama papa ak sama yaay kan laa gën a war a topp mu ne ko sa yaay ak kan sa yaay ak kan sa yaay c'est-à-dire yaa moom grade boobu yow jigéen. alors mag ñi ne liggéeyu ndey añu doom c'est philosophie ñoom ay philosophe lañ. seen wax yëpp philosophe. sénégalais buy dox ci kaw suuf africain philosophe la. maam yi dëxiñ ci biir yaay grade bu fi nit am dignité boo fi am daraja boo fi am dañuy ñëw ne la yow yaay enseignant bi yow yaay directeur bi yow yaay ministre bi yow yaay président yow yaay yonante maam amul baay amul nijaay ne ko yaay moo ko moom. est-ce que. xoolal suñu ko defee. mais dañ ko war a indiwaat. xam ñun suñu valeur xam suñu poids. mais dafa métti am ba pare ñàkk fekkee uute moo ñu bëgg a. est-ce que yàlla nañ ci yàlla mos. amiin vraiment ñu ngi lay gërëm. ñu ngi lay gërëm ci seet si bi nga ñu seet si xam naa on va rester un peu dans cette même.